ñaata la. waaw juróomi at si kanam foofu noonu boo demee comme ni boo yoroon sa téeméer boo joxeñee jën bu weex mën nga ko am waaye léegi moom téeméer moom si yabay yi rek nga mën a yem mënoo si dépassé am loo xamante ne day beesu jën bu gi yabay yi. waaw naqar na ndaxte ku sañoon sa njaboot danga koy taajal lu neex loo xamante ne day am vitamine ndaxte jën yi sew yabay bi moom tamit jën bu ñuul la boo sañoon boo demee ndaxte boo demee balaa ngay jënd yabay bi di nga wër taabal yi ba dajale ba pare nga soog a oññeeku jënd li nga fi sa doole yem pour nga ñëw. bu ma nekkee xale jën yi moom gënoon na ngand waaye léegi jën yi dafa sew booy rësi sax dangay xalaat mu toog ci cin bi parce que bu njëkk da nga daan diingal rek waaye léegi il faut nga rësi ko bañ mu toog. li mooy palaatu sénégalais nga xamante ni kër goo dem daal moom la lay taajal sénégalais tamit moo ngi nii xam nga ne boo amulee jën dangay jaaxle tamit gis nga jën yaa ngi ni bariwul ndaxte jën yi dafa seer si marché bi te xam naa si des na tuuti si kanam jën yi day gën a seer gën a metti tamit loolu tamit jaaxle bu metti la te tamit gis nga njaboot gi ñëpp ñu ma wër ni tamit dëgg bëggoon naa lu leen neex waaye tamit ñàkk pexe li sama doole yam daal laa leen jëndal toggal leen ko li tamit li ko waral yëpp mooy lu mel ne bateau chinois yi yeneen dëkki tubaab yi dañuy ñëw fii napp suñu jën yi jël jën yu baax yi bàyyi ñax yabay bi ak yu ndaw yi loolu moo tax tamit ku mel ne man néew gu doole nga xamante ne sa loxo jotul ginnaaw tamit danga siy sonn torop loolu rek moo indi lii. Rice and fish is the traditional meal at lunchtime. For extra taste, they like to add a little bit of shellfish called yeta. But the plight of this fish graphically illustrates the impact of the globalized fishing industry on Senegalese stocks. Le temps, nous nous sommes rendus compte que l'effort de pêche était devenu beaucoup plus important. Mais aussi à l'image de ce qui s'est fait aussi au niveau du yet et du toufa. C'est le murex aussi, qui est très prisé d'ailleurs, le yet et le toufa, qui est très prisé par le marché asiatique. Le parc piroguier aussi est devenu beaucoup plus important. Là où dans une famille, on pouvait trouver une ou deux embarcations dans une seule et même famille. Vous voyez, donc cela contribue à la surpêche. Évidemment, ça c'est au niveau de la pêche artisanale. Ce qui fait qu'il y a une surexploitation, tant au niveau de ce qu'on appelle les filets maillants encerclants, c'est les yaboy, aussi bien pour les scènes tournantes qui ont cette capacité, une très grande capacité à puiser le poisson. C'est des tonnes et des tonnes de poissons qu'ils prennent, les filets tournants. At Dakar Airport, fresh fish is packed in ice boxes for export to Europe and Asia. Clearly, these exports bring some benefit to some fishermen. The country too benefits from the euro and yen it earns from its exports. However, these gains have a downside. There is a limit to the number of fish in the sea. Overfishing kills off the possibility of regeneration. Nobody knows for sure just how much fish is taken out. Not all fish caught in Senegalese water is landed. Far beyond the horizon, out of sight of local fishermen, foreign registered trawlers export directly to their home countries. How much fish is exported directly out of Senegal without ever landing on shore is simply not known. If you go far in the sea, you found there a lot of big boats coming from Europe and Japan, and they take all the fish they found there. One night, a big boat comes across a small boat in the sea, and it hit it. It broken the small boat, and a person died. We want the respect the small boat. The big boat respects the small boat in the sea. Actuellement, mais comme ñun suñu gaal gi dañuy nekk ak bateau yi xam nga saa ñu mbaal suñu filet yi saa ñu
saa ñu gis benn gaal boo xam ne day am problème si bateau yi xam nga ñoom saa dañuy ser sax ñuy def nii di yàq suñu mbaali ñu ñuy signaler comme ça xam nga di leen signaler mais saa dañuy sànni loxo nii comme ça exemple dañuy sànni loxo xam nga dañuy jéem a jaay ñoom xam nga rek ay bateau la ñuy yor ñun xam nga pirogue la ñuy yor mais saa dañuy gis benn gaal guy yol boo xam ne xam nga. Overexploitation of fishing in Senegal is not solely confined to foreign vessels. Local fishermen are investing in better equipment to meet increasing demands of foreign markets. Au fur et à mesure que les usiniers se sont installés et que la demande en Europe allait crescendo, on voyait la ressource se raréfier petit à petit. Et ensuite, les nouvelles technologies ont fait leur apparition. C'était quoi cette nouvelle technologie? C'est le GPS pour la navigation, c'est le radar, c'est le sondeur. Toute cette logistique concourt à rendre performant le pêcheur. Parce que ce qu'on a constaté depuis des années, c'est que la période de rareté des débarquements, des mises à terre, cette période-là est beaucoup plus longue que la période d'abondance. ñu ñaan dimbal rek day mujjee metti torop ba ñëpp a dem si keccax gi keccax bi tamit bu ñu demee si keccax bi ñoom xam nañ jën dafa manqué keccax bi tamit dinañ ko seeral ba nga xamante ne yow mi boo si laataa jot tamit di nga am coono difficulté yoo xamante ne dina metti torop lii daal ñu ngi siy ñaan beneen pexe am ni ñu mën a dimbalee pour jën yu bari ba ñu am ay jën yu magax yooyu tamit moo tam kii moom. Clearly, enormous pressures are being put on the fishing stocks in Senegal. The bilateral fishing agreements have brought benefits for some, but for others, there are serious concerns. For now, whatever the pressures, this centuries-old way of life prevails. The question is, for how long? Comme napp bi actuellement comme ñun problème bateau yi xam nga rek moo ci jaaxal comme ça daal li ñu xalaat xanaa tourisme bokk comme defar suñuy gaal de longue voyage di yóbbu ay nit ci dëkk yi affaire yooyu ñëwaat ndax xam nañu pêche bi. Parce que aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le poisson, la mer, c'est le pétrole du Sénégal. Il faut gérer cette affaire-là au bonheur des populations d'aujourd'hui et les populations à venir. I think that in the next years, we are going to have nothing to fish. I wonder that what we'll have to do when we not go to fish. I wonder. One of the men featured here has recently given up trying to make a living from fishing in Senegal and is now an illegal immigrant in Europe. And who can blame him and others like him when we in Europe and the rest of the developed world undermine their right to make a living in their own country?